Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope everyone is doing well. This is Mohammed Alinjai. I just said let me come and make this video because I was really baffled yesterday after hearing Mayoress Rohim Malik Low on For the People by the People show. I don't even know where to start honestly, but I feel like we are in much deeper trouble than I ever envisioned. And it's very scary because if you really analyze her words yesterday, her reactions, how she was interjecting, making the claim that UDP basically it's still an early stage for us to be deciding on who the candidate is. And also she kept on emphasizing why Talib? Why Talib? Give me a yardstick. Why you guys just want to put Talib over people's throats or something like that? She even went as far as saying, when Musa Jeng was saying, answering the question of what yardstick, she went as far as saying that, and when Musa started saying Talib is seen to be more popular, he's a unifier, and then she just cut him off right there and said, unifier. I am more of a unifier. And she didn't even let Musa Jeng go on. And for me, that raises a big question because all along she was saying what yardstick. And she didn't even let him land for her to interject and then say, Mane, man be unifier, magana unifier, mangana neka unifier. But then she was also emphasizing why not Yankuba, why not Lamin Sane, why not this. Gis nga wax ju dof wa ñaan naka wax bu aga naka dofa ko mom xawma. You know that proverb whereby it's like we're seeing in between her words, and then she feels as if people are pushing Honorable Ousainou Darboe on the side. Man, honestly speaking, I have full respect for Honorable Lawyer Darboe, but I strongly believe if you've been trying something since 1996 and we really need change, and it hasn't been happening, you definitely need to do something different. And the worst part of it, Moy, she was saying that elections have been stolen since 1996. So Gambia, these are the leaders that we have, and this is what they believe in. They believe that elections have been stolen since 1996. They refuse to learn. They refuse to do their homework. They refuse to go and do a proper research and a survey to see how many Gambians actually voted for their candidate. And Rohim Malik Low, the biggest question we have for you is, Rohim, how did you win? So did you win by stealing? Because you've raised some points that really baffles me and baffles a lot of people. Te ñun nak kenn duñu mbaamal. Yow Roy, naka nga winee ñaari yoon election si sàcca? How? Man, the first time you were running, I supported Honorable Yunsen. You know, I felt like she was the better candidate. She knew what she was talking about. Ku leen dégga yeen ñaar nga xam ne moo la gënoon a am plan. Yàlla nag ak ku nekk ak mun-mënam ak pas-pasam. Wow. She was talking about a vision and a plan that I know could have worked. Ak experience am. Yow nag, if I'm not mistaken, you were talking about kong yeeg jaay yeeg jëne yeeg yu kenn xamul. Waaye yàlla ñëw def nga win. Waaye loohi naka nga winee? Naka la Talib winee? Yen ñaar win ngeen ñaari yoon. Talib tom bu mu doon first run supportuma ko. But his second run, I supported him. Simply because of gis naa liggéey bu mu def KMC. Mu ngee try. Ndaw la. Mu ngee try. With all the challenges Gambia has, he's trying. So you were saying what yardstick? I'll tell you what yardstick. So according to us and many people, I'm not just speaking for me, for myself, I'm speaking for a lot of youths. Ñu ne gëm nañ ne Talib, one, he is popular, more popular than candidate yi nga mention yi ñoom Yankuba Darboe ak ñeneen. And I'll tell you why. You can make the argument of Brikama being the biggest municipality or whatever, right? But guess what? When it comes to hanga yen lan la Talib am loo xam ne ñu bari amuñ ko, I'll tell you the yardstick. Mooy ne
Talib is attracting people from different political parties and independents. You go vote. And that is a winning strategy. He's not just relying on the base of UDP. Yankuba Dabo, for most of his candidates, I have respect for the brother. I believe he's smart, he's doing good things too for Birkama as well. But I'll tell you where I disagree. Yes, Birkama is the biggest municipality, but guess what, in terms of population? But if Talib more on Atahaw Birkama, kon lenen la ñoo wax in terms of numbers. Yo, nga nekk Banjul, 30,000 plus residents, right? 30,000. And you want to claim that. No, you are not more popular than Talib is. Talib nak GDC dañ ko waa GDC dañ ko dee votal, waa Doy dañ ko dee votal, waa APRC dañ ko dee votal, independents mostly dañ ko dee votal, waa UDP dañ ko dee votal. Te nañ ci àndaat dal. Yes, we want Talib to be eventually the candidate that would take out President Barrow. Because man, in my own opinion, President Barrow, ak lum try, Talib moko gana muna try. Lolo, I believe it. Talib is more equipped, more experienced than President Barrow has been for the past 8 years. Yes, dinga njit la president la. Why in terms of dem taxaw fena rek in public nga wax without ñu binal la script. Segal ñaar when they speak ñom ñaar. Kan moo dee wax lu gën a ànd ak xel lu nit mun a dema man maa rus man maa yéemu si président bi kàddoom si wax yu mu wax ba fu mu nekk ñu ngi ko tam duma waaye loolu suñ njiit la. We just want him to be better. We just want him to represent the Gambian people better. We don't expect that kind of wording from anybody. Te mu ngi try lu mun de te moom bu moo ñëw in office he said it. He relies on technocrats. He doesn't know. Why from now, war naa mën a xam dara fii lay 8 years. Why man, I strongly believe ne if Talib is supported and given the influence, the political influence that Honorable Lawyer Darboe has, Talib has a greater chance of winning than any other candidate bi ngeen a mën a tànn. Te ñu ngi leen a yëgal dara nag ñun mi ndawi Gambia plan yi bari na xaste yi bari nañ ak tamit ngeen foog ne nit yi waruñoo am baat dañ war a join parti bi yéen foofu ngeen di gën a méegee mistake because xam nga lu xew because ëllëg sigel yéen ñenaay ñëwati di raam di ñaan di dox di dogo pour suñ kàttay waaye ñu ngi leen a xaar nag ba booba dem leen ngeen dem taana ku nga xam ne ñun ndaw yi wax nañ leen ne amul the right temperament. te I'll tell you what moo tax leen Yankuba Dabo. I have nothing against the brother, but I'll tell you why ne amul the right temperament. Bena Yankuba Dabo was supporting Lawyer Ousainou Darboe when he was in power. Passing dara ludut age limit, defuñ term limit. Ngena toog fi ne Barrow should not go for a third term. Yen ñu dee wax yooyu yen ay teg ne yen da ngeen feebar da ngeen jàppee nit yi like I just to bamboozle people. And for all of you folks that are saying ne warta taxaw third term sax man maa ko wax yen da ngeen ñu bëgg a yeb xam nga lu tax because bi ngeen nekkee in power bi seen njiit yi nekkee in power demul leen ngeen taal term limit yen age limit ngeen taal pour lan benn nit Lawyer Ousainou Darboe mu mun a taxaw so ngeen bëgg a ñoo yeb ñun ngeen ñëwati di ñu wax ne ñu ok kii warta ron for third term te yen term limit amut loolu noonu ñun duñ ko allow Barrow nag dafa taxaw pour third term waaye ñun bëgguñ Barrow win because Barrow ñun xam nañu mënut a yóbbu réew mi waaye pour ñu taxaw ne irresponsible ne du taxaw third term with no term limits. And when you guys were in power with parliament with the majority you didn't pass term limit or tey la seen interest man this is my biggest problem with UDP seen interest rek dee leen a seet interest si réew mi depuis kañ you guys had the majority in parliament term limit mënoon ngeen koo pass yéen a ngi tal leneen yéen seen biif sax ay brown envelope moo fa doon daw moo laa woon ni am na ñu bari si yéen gëmu leen tous and the lack of consistency man naa leen wax problème bu ma am ak Honorable Lawyer Darboe mooy ne depuis 96 yow yaayu kenn yaa ni ka di jiite parti yow nga ne dangaa bugg a term limit yow loolu ban démocratie mënu leen koo exercise seen biir ñoom Halifa ñoom ñëpp parti yëpp amuñ term limit
foofu waroon ngeen tout yow nga nekk di wax ne affaire yi delloo njukkal la basically all the sacrifices that he has made we have respect for him xeexal na Gambia waaye you're not doing it for you so yow soo amul place bi rek dangaa tuur suuf si cere gi kenn du si lekk loolu mooy wàcc te yenn yàlla moo xam lan moo tax lawyer Ousainou Darboe nekkoon ci kaso keroog waaye lawyer Darboe su nekkutoon ci kaso President Adama Barrow would have never come to be change sax moo du doon am because gis nga just like in 2021 how people voted for Barrow even though they didn't like him loolu moo leen doon dal with Yaya Jammeh su taxawoon ak lawyer Darboe Yaya Jammeh moo doon win there is this fear factor bi ngeen dugal ci biir nit yi and it's very evident among these few days just with Yunus Haidara very evident this is not the first time you guys did it you've done it before right mu génn di leen wax ne dañu war a change party bi and these are people within UDP prominent members mi nga xam ne they have done for the party waaye gis nga si biir wax ñun jànga nañ ci yu bari de Rohey Malick Lowe ñun duñ dof de we have respect for you de waaye ñun duñ dof sa biir wax bi seega nañ ko bu baax démba dama toog di déglu fi ba 3 si suba mënumaa nelaw because of yéen ak wax yi ngeen noonu wax lan la fi Taalib def waaye Taalib ban yardstick Taalib moo leen gën a popular in terms of within the youth tey mun ngaa dem nga tudda Yankuba Darboe ndaw yu bari duñ ko xam waaye boo nee Taalib Bensouda xam nañ ko two he attracts more votes from other parties which you guys need you guys cannot win with just your base Honorable OJ Jallow yan na ko yàlla xaare ajana waxoon na ko mu ne teen ak lum gudda you need another rope su dee mënut a jot soo amee bu mu gudda te jotut foog nga takk ko ci leneen so therefore you guys need a coalition waaye xam nga ban façon yi coalition lañ jot accept ngeen dem taana ku leen neex because of yéen la neex ak njuuj njaaj bu dee daw ci seen biir parti because wone na ko yéen the right thing to do yéen as njiit Aji Yam Seka taxaw na wax ko ne Lawyer Darboe mooy seen candidate yow taxaw nga wax ko Yankuba Darboe nga koo wax da ngeen koo def out of ragal because ragal laa koo oote ndax pour mbaamal nit ba pare yéen the right thing to do is the right thing to say is money we're not there yet when it's time we will select the right candidate to represent the UDP but we may need a coalition and then we will go through a process and if it's going to be party led so the UDP moo ko lead based on yéen ci li ngeen gëm ne you are the biggest party and I strongly believe ne yes you are the biggest opposition party waaye tamit soo leen buggee am ndam foog ngeen am ni ngeen a doxee pour egga fa waaye this notion ne yéen as selective committee yéen da ngeen a toog yéen mii seen gémmiñ li ngeen war a tiire ngeen dem di ko wax nit ci public bi ne Ousainou Darboe ngeen a jiitam yéen a ngi def more damage yéen a ngi jox people more uncertainty pour ñu toog di wax ne obviously yéen a ñu jox lu ñoo wax yéen la yéen a jox nit lu ñoo wax and you guys have this notion ne election dañ ko nekk di sàcca yéen even with on the spot counting xam ngeen lu xew dem leen soo yow Rohey Malick Lowe soo yow election yi nga win yëpp kon danga ko sàcca yow loolu nga bëgg a wax nit ne danga ko sàcca ndax naka la fa taajoo ndax sàcculoo because mënuma understand so yéen you guys need to learn from the past man my sincere advice to you guys as a brother as a doom mooy dem leen ngeen def seen homework ngeen dem wax ak nit yi ci biir réew mi ngeen xam nit yi kan lañ bugg a fal kan lañ tal pour ñu mën a génn ci gaal bi sowe ñu Gambien ñi dañ soona ñu ngee dee ñu ngee xiif ñu ngi mar nekk saraxtukat ci biir dëkk boobu dëkk bi mënut a dem dëkk boo dem nag ñu ngee dem muy seen tali muy seen eewute ci jànga muy set muy just infrastructure advancement loo xalaat ñu ngee plan for they are like hundreds of years ahead of us Sénégal mi suñ nebo sax they are like almost 80 years ahead of us ñun pour lan we are the most complicated just 2 million or 2.5 in population we are the most complicated suñ xol yi ini wante wuñ jaama te yow nag ak sa waa dimba yépp Sariang Marong is very smart. I know the brother, I've seen him on social media, but he's a very smart individual.
he had to cut off Rohey Malick Lowe right then and there. Bu Rohey dooree di wax ne man maa fi gën a nekk unifier, and he knew that she was going into personalities, whether it was out of emotion or whatever, but he had to stop her right there. waaye daf ko waroon a bàyyi mu wax bu boobaa ñun ñu gën a xam waaye ñun dofuñ de ñun dégg nañ leen bu baax a baax. And if you folks think that this is a chess game, that you guys will wait till last minute ngeen bugg a ñoo teg Ousainou Darboe, booy boobu mooy nit yi dem uti ay dëkk rek. waaw boobu mooy ñu ne Baro jël na réew mi, bu boobaa nit yi gën a sona di gën a dee njuuj njaaj ji gën a bari si dëkk bi. waaye Lawyer Darboe bu mu toogee woon because for the first 2 years of Barrow's administration was run by Lawyer Darboe. He was the foreign minister, but you could just tell he was running the show. bu gars yi winee parliamentary election bi through that tactical alliance, mu ne man Lawyer Darboe jël naa réew mi, mu ne naa won ne moo uppa doole biir parlement, président bi si ñun la jógee, ñun ñoo moom lépp fu mu nekk nii ñooy doxal lépp. te time boobu noonu la goodwill doon dugga si biir dëkk bi. waaye lan lañ doon def di feesal place yi ak seen nit yi. Yankuba Darboe génn na mu wax ko fi bu mu winee Brikama chairman INEMC council bi chairman bi, mu ne moom nitami la faa teg, he doesn't care what people say. façon ñi temperament boobu ñun soxluñ ko as njiit. maa leen a waxal lii kooku taxawoon saaga joj bi dëgg la. there are times I support him in terms of courageousness bi, like he has courage. waaye come on now, we are not fools, we deserve better. te taalib moo leen gën a dal, jaar sig bi nga moo leen gën a dal, moo leen gën a eewu, moo leen gën a approachable, moo leen gën a su waxee sax in terms of vision moo leen gën a am vision pour dëkk bi fu mu war a jëm. te ndaw yu bari pere nañ koo jàppale, waaye nag ñun kenn mënuñoo forcer pour ñu join dem benn parti, te ñun tamit kenn forcé wut leen pour ne choose leen ku leen neex. waaye lu ñu leen a yëgal mooy Gambien yi ñoom moom seen karta, te koo leen mun di jël ñun ñooy dem vote. Gambien yaa leen a xaar, keroog ngeen a xam lépp a dëgg la, keroog ngeen a xam lépp a dëgg la. dem leen ngeen taanal ñu koo xam ne mënut a win, dem leen ngeen taanal ñu koo xam ne te it's not a threat, it's a warning. dem leen ngeen taanal ñu koo xam ne it's not someone like Talib Bensouda, or it's not Talib Bensouda. keroog ngeen a xam ne lépp a dëgg la, ñun ñoo leen ko wax. da ngeen naa jaay bandi da ngeen naa jaay am lu fit, da ngeen naa jaay ne waaw waru leen ñoo wax lii, waru leen wax ne Joe Biden ngeen nii ñaata nit a ko doon wax pour mu resign, pour mu génn si biir leader sami foofu mu jéew ta génn. nit yaa ngi ko doon wax mu ne won leen ma data bi, won nañ ko data bi, mënut a win. ñun won leen data bi ne Ousainou Darboe mënut a win 1996 ba léegi, is just enough evidence. te last minute people dem votal Barrow, ngeen bugg a mbaamal nit yi di gëmloo nit ne sàcca la. yéen da ngeen fa ni neen dof, maybe yéen sa yéen li ngeen bugga ngeen am seen place, ngeen a koti di tukki di enjoy seen boppa, while the Gambian people are suffering. Maybe that's what you want. You just want the country to go backwards, and then at the end of the day 2026 we come and lose the election, and then you come and say ne dañ ko sàccaat. You just keep believing in this nonsense because da ngeen xam ne Gambian yi dañ ñeexa nax, dañ ñeexa mbaamal, toogal leen benn ci yóbbul leen xaalis ngeen fàtte leen. yéen a ngi nii di toppatoo seen boppa, ana land allocation ci rusu leen, gàcce dalu leen. yéen a ngi nii ku leen xool investigate leen xam ngeen you have more than one land, waaye yéen a ngi nii tey mun a dem lijanti land. very embarrassing. si président be si suuf yëpp yéen ñëpp a am 6 and 9 ñoo ko wax. we deserve better, Gambians deserve better. Asalaamaaleykum.